Vous êtes témoin d'un événement où vous avez des informations d'intérêt national. Vous pouvez filmer et envoyer par email à infosunugal@gmail.com ou contacter le 78 140 56 56 disponible sur WhatsApp. moo xam da nga fekkee xew-xew moo xam da nga am information boo xam ne da nga bëgg ñëpp jot ci ni ngay def yomb na yónnee ñu ko sunu adresse mail bii di infosunugal@gmail.com wala nga wooñu su numéro 78 140 56 56 mbaa nga yónnee ñu ko WhatsApp ci boobilee numéro boo ko defee àddina bi yëpp dinañ ci jot Sunugal 24 yéen nañ fi nekkal. ku ne xam na ne yàlla daa bind te yemalewul am na ñu matal am ñu matlewul waaye ba mottali amee ba léegi kenn sonnatul buur kattan di produit 100% naturel sans effet secondaire ñu defare ko li nga xamante ni moo di petit cola bisaab ak jinjeer ñoo ngi jàppale leen ci seen wàllu kattan ak seen wàllu wërgu-yaram bu nekk jar na fi nguur ak keng ba ci kikirikiij waaye bii mooy seen buur di buur kattan ballonnement moo ci mën constipation faiblesse sexuelle diabète sinusite éjaculation précoce di joxe appétit sexuel teg ci itam day raxas sa biir ba mu set wecc wooteel gaaw ci 77 413 59 24 77 413 59 24 xar yëpp xar lañ waaye laadum da ciy gën te bu ñu nee góor ngóoraa tax. Actu 24 ñu ngi leen di nuyu di am mbégte di dellu siwaat di émission bi nga xamante ne moo fi teew ay bés bu nekk rek di leen faram-fàcce lépp loo xamante ne actualité la bi paa nag li gën a fës ci actualité bi benn point dong la ak li ko wër mi remaniement ministériel bi am te surprise bu mag am ci mi dugg bi nga xam ne Idriss Seck dugg na ko ci mouvance présidentielle bi loolu la ñuy wax parce que léegi moom moo jiite conseil économique social et environnemental dinañ ci ñëwaat jàngat ko ak ñi nga xam ne génnee nañ leen ñi nga xam ne dugg nañ opposition bu bees bi ak réaction bi nga xam ne Mimi Touré def na ko tout récemment loolu lépp nag dinañ ci ñëw comme ni ma koy baaxoo def rek ay bés bu nekk dama ci ànd ak Aliou Top moom taskatu xibaar la waaye tamit nekk xeltukat ma bàyyi ko mu nuyoo ak ñuy suivre Aliou nuyu naa la. Moustapha maa ngi lay fay nuyoo di nuyu également ñi nga xamante ni ñoo ñuy topp ci plateau bi la di Actu 24 yenn saa yi sax déclasse yi xaw a am mais actualité moo koy laaj ndax bu dee da ngay analyser actualité bi yenn saa yi bu dee dafa am bés yu nga xamante ni moom la ñu war a tenir point bi te actualité yi war a gënoon fës foofu il faut mu jàll pour ñu def jàngat bi loolu rek moo tax retard bi ñu ngi nuyu képp ku nga xamante ni yaa ngi ñuy bàyyi xel ci Sunugal 24.net di la jaajëfal yow tamit ci liggéey bu rafet bi. dañuy dooree waxtaan bi ak gouvernement bu bees bi Aly Ngouille Ndiaye génn na Youm génn na Amadou Ba génn na ndax bett na la sortie yooyu. alors sortie ñaar rek ñoo ma ci bett mais bu Amadou Ba. moom bettul pratiquement kenn ak bu Matar Cissé nañ ko wax alors ki nga xamante ni moom mooy Aly Ngouille Ndiaye ak Omar Youm donc surprise la si ñi nga xamante ni ñu ngi doon def fi jàngat mais ñu nit si information yi nga xamante ni jot nañu ko am Aly Ngouille Ndiaye ba à la dernière minute moom moo nanguwul proposition yi nga xamante ni Macky Sall mu ko doon defal ba tax bokkul ci gouvernement bi moom bëggoon ñu jox ko ministère pas ñu yóbbu ko palais de la République xam naa ci loolu la ñu jubawul mu génn mais génn bi dina bëri ay jeexital yu bëri politiquement parlant ci diggante moom ak Macky Sall ak lépp lu nga xamante ni mu ngi koy laale parce que ginnaaw bi mu génnee aussi boo xoolee dafa am ay wujj yu ñu ko créer yu bees wala ay nit ñu xamante ni joxaat nañ ko doole ci gox ba mu dëkk muy Linguère lu mu gàtt tabb nañ fa ñaari ministre tax ñooñu it dañuy fexe ñoom it bay seen waar ba nga xamante ni dinañ am position te bu ni mu demee nii li ci ëpp mooy dañuy dem rooti ji si camp bi nga xamante ni Aly Ngouille Ndiaye moo ko moom te bu ko defee mën naa indi ay jeexital politique yu bëri te xam naa ni it dina fexe mu jàjju définir encore lan mooy avenir politique am parce que boo xoolee mbir yi boo koy analyser ni mu demee ba fii dafa mel ni xelam it moom it mu nga nekk ci fauteuil ba nga xamante ni moom la. wax nga ko léegi bu Aly Ngouille Ndiaye moo bett ñëpp mais Amadou Ba. waaw Amadou Ba boo xoolee politiquement parlant nag saa soo nekkee ci gouvernement. ba nit ñi opinion bi ñu ci ëpp dañu xalaatoon ne ginnaaw Macky Sall Amadou Ba dafay nekk ki nga xamante ni moom moo koy wuutu te xam nga buur moom loolu rek lay bañ toog ci 16 bi ba pare waaw di xalaat ne diw moom moo ko ci war a ñëw di ko fa jëlee donc nu mu mën a def pour affaiblir la daf koy affaiblir boo xoolee rek Macky Sall dafa continuer ci logique am parce que bi mu njëkkee def remaniement daf ko jëlee fi nga xamante ni fa la nekkoon muy économie ak plan mu yóbbu ko affaire étrangère ñu jàpp ne dafa wàññi dooleem parce que possibilité ya mu doon am bu nekkee économie ak finance ak maîtrise bi mu doon am ci ni réew mi di doxee donc loolu la ko Macky Sall bëgg a réeral ba nga xamante ni daf koy jox affaire étrangère ak des Sénégalais de l'extérieur xam na leneen lay gérer du xam donc yenn réalité yu bëri yu nga xamante ni moom moo ngi xew ci réew mi te loolu boo ci amee yenn maîtrise yi pour nga mën a campagne pour nekk président de la République day yomb ba mu fa jógee mu defaat remaniement mu génnee ko ci gouvernement bi donc loolu moom annoncé woon na boppam donc bu Amadou Ba bi amul benn yoon ku mu bett Mimi Touré également
même sort bi la subir moom ak Amadou Ba parce que moom it dañu demoon ba njort ka ni moom it posture bi nga xam ne waaw dafa teg bët voilà fi Macky Sall toog et que saa soo ko defee rek buur moom li muy def mooy débarrassé wu ci mais Mimi Touré bi dañ ciy taxaw tuuti parce que moom réagir na récemment bon sànq sax la ñuy wax léegi mu xam ne daal moom kenn mënul yàq daram parce que tey dañoo xëy gis ba yenn presse bi di bind ne Macky Sall dafa am ay dossiers yu diis yu mu yor yu Mimi Touré maanaam yorin boo xam ne te daal jaarul yoon moom la yore woon fële conseil économique social et environnemental boobu moytuwul mën na ko see poñe ba ndaw si du mën a yëngatu moom nag tontu na nee na kenn du yàq daram ndax yi mu yore fële yëpp jaaroon est-ce que début la boo xam ne day wane ne xeex bi door na waaw justement début la bu nga xamante ni day wane ne xeex bi door na xam nga politique bi ni muy doxee ci réew mi mooy que ni yenn presse yi malheureusement li ci ëpp ñoom way politique yi ñoom ñoo nekk ci ginnaaw et ñoom ñoo ko moom d'ailleurs donc dañuy yor seen i surga ay journalistes yu nga xamante ni ñoom ñoo fay nekk di fa liggéey donc daanaka defal ma def bi daf ci bëri loolu mooy wane que ni donc politique bi nga xamante ni xeex bi mu ngi door a door ndax il faut ñu wut ay raisons yu valables yu nga xamante ni moom mooy wane ne loolu moo tax ñu jëlee fa Mimi Touré ba fu mu sampee ndëndëm pour mu mën a woote nit ñi wuyu si ko mooy am luy gàkkal woote googu te moom it jàpp naa ne du nangu ñuy gàkkal deram ba xamante ni wootam dina xaw a métti donc moo tax fi mu toll nii moom ci ñaari wet yëpp kenn ku si nekk dina jàjju lépp loo mën a xaxar sa morom ci xaxar ko ni nga ko def te kenn ku si nekk it noo mën a defaraate sa position ba nga xamante ni wane na yow yaa fi gën ba suba nit ñi mën laa wóolu ba nga ñëwaat ci position bi nga bëgg di nga ko def. ndax njortu nga mu doon opposante bu mën a sonal mais c'est évident loolu moom amul dem ñëw donc Mimi Touré fi mu toll ak fi mu jaar ci parti bi nga xamante ni moom mooy APR ak dem di ko yeeg poste yi nga xamante ni jot na ko occupé yëpp léegi fi mu toll nii tembe mënatul def lu dul opposé leen mais léegi bokk moom seen biir gouvernement boobu wala bokk si seen i mbir weesu na fi mu koy mais moom daanaka boo xoolee fépp fu mu jaar dañ ko faa nommé envoyé spécial ministre de la justice conseil économique social environnemental mais amul benn fonction boo xam ne daanaka élective c'est électif moo tax c'est très important actuellement ci carrière est-ce que politiquement diis na tamit moo tax actuellement c'est très important ci carrière politique am mu am benn poste bu nga xam ne poste électif lay doon te loolu moom rek moo ko mën a liggéeyal boppam en quoi faisant mooy soit créer mouvement boppam ci échéance yi nga xamante ni ñoom ñoo jublu si yëpp mu samp ndëndam fexe ca bokk ba nga xamante ni dina am poste moo xamante ni dañ koy élire pas ñu di ko nommer fu nga xamante ni nekkutul décret moom moo ko fay bàyyi donc loolu mooy waral fi mu jaar yëpp ndoonte xaw na faa def ay liggéey yu bëri yu nga xamante ni gars yi applaudir nañ ko boo xoolee Mimi Touré moo fi gënoon siiw si ay jamono bi mu nekkee ministre de la justice affaire CREI bi ak fulla ak fayda ja nga xamante ni moo ngi ko doon wane ba ñëpp amoon yaakaar ci moom loolu sax tax moom mu nekk premier ministre ba mu jógee fa dem nekkaat envoyé spécial ñëwaat nekk fële conseil économique social et environnemental moo tax ma ne la parcours bi nga xamante ni jot na ko def ci ay postes nominatifs jàpp naa ne amatul lenn lu nga xamante ni léegi dese na ko fële ci parti boobu mu nga xamante ni yàgg na faa xeex di APR mais malheur bi nga xamante ni jot na ko am rek mooy ñu bëri ñu nga xamante ni dañu nekk ci APR dañu jàpp que ni moom dafa bokk si ñi nga xamante ni dañoo mujjee ñëw ci parti bi waaw et que par contre jot na occupé poste yu bëri moo tax bu génnee it samp ndëndam dina xaw a jafe lool ci moom pour mu mën a am poste yooyu ñu moom diggante Macky Sall nag yàgg naay jaxasoo de yàgg nañoo am boo xoolee dañuy jaxasoo ab ci àndaat ñu ne juboo nañ après ñu xuloowaat ba bi mu koy def envoyé spécial boobu jamono jooju dafa amoon écart tuuti bon mooy li ma la wax waaw mooy li ma la wax tout à l'heure mooy que ni dafa am ñu nga xamante ni dañ koo jiitu ca parti ba yàgg nekk ak Macky Sall di liggéey ñu mel ni ñoom Moustapha Cissé Lo ak ñeneen ñu nga xamante ni ABC dañu ñëw ay militants yu njëkk lañ foofu ñoom dañu jàpp que ni yenn faveur yi nga xamante ni Mimi Touré mu ngi koy am warul mën a nekk ci seen kanam te donc ñooñu comme dañ fa bëri tout le temps ñuy saxal nag ci nopp président que ni donc faveur yi nga ko jox et cetera yu yàgg yooyu mooy tax yenn saa yi moo am benn écart bi mais ci arñam ak position am mooy waral yenn saa yi Macky Sall ni aussi jox ko benn confiance bi jox ko yenn poste yi loolu donc mooy firndeel yenn saa yi ñagas yi am parce que dafa am ñu jaar ci suuf ak yeneen wax yu nga xamante ni day am ci biir parti bi ba tax ñu xaw ko sànni tuuti après ñu ñëwaat waaw léegi dañuy dem ci beneen point bi nga
nga xamante ne daanaka moom moo xaw a nëbb sax remaniement bi. mooy nomination Idrissa Seck bi ñu tuddee tur bi rek vraiment bëri na ñoo xamante ne am nañ ci mbetteel. man mi bokkoon naa ci parce que yaakaaroon nañ ne. dinañ gis fu nekk Idrissa Seck ba mu des muy occupé institution. am na ñoo xam ne dañuy indi comparaison naan Abdoulaye Wade daana dugg di génn ñu fàttali Abdoulaye Wade musul occupé institution. donc yow ndax bokk nga si ñi nga xam ne sax d'abord loolu bett na leen bi nga si déggee Idrissa Seck. bien sûr bokk naa si ñi nga xamante ni mbetteel gu mag la ci am parce que ñu ngi doon xaar Idrissa Seck fu ne ba mu mooy ñëw moom ci boppam ci jëmmi boppam bokk ci gouvernement bi mënoon naa nangu waa réew mi ñëw dugg ci gouvernement bi comme nam ko defee woon ca ndorteel ga en 2012 bi ñu ko woowee mu ne moom mënatul ñëw mais mën naa yónnee loolu ñu ngi ko doon xaaraat ci yoon bi ñu déggee ne am na ay deal yu ñuy teg ak yu mel noonu ak information yu bëri yi nga xamante ni jaar na fa te ay scandale yu bëri aussi am ci sénégalais yi war ci yeewu parce que léegi aussi peuple bi war nañu jóg nag ñu yeewu ci ay mbir yu bëri xam naa ne loolu dinañ ci gën a dikkaat mais pour la première fois ñu def gouvernement nit ñi askan wi ak daanaka médias yi intéressé wuñu bu baax ci profilu ministre yi ak poste yi nga xamante ni moom la ñu occupé maanaam the right man at the right place cette fois-ci moom nit ñi xooluñu ko parce que xooluñu ki ñu nommé est-ce que jaar-jaaram est-ce que posture am war naa mën a indi ab résultat ci poste bañ ko jox mais ñëpp dañu def focus ci ki nga xamante ni moom mooy Idrissa Seck bi ñuy def focus bi aussi nekkul que ni profilam xam-xamam wala dayoom wala jàngam war naa mën a tax mu yore kuréel googu mais paaseem ci ak moom ak kuréel googu digganteem ak kuréel googu xam ne yàggul dara 2019 matagul sax at la fi toog ŋàññi ko ne yàq xaalis la pasare alalu réew mi la conseil économique social et environnemental amul benn njëriñ te en réalité wax na dëgg foofu mooy que ni kuréel googu noonu amalul benn njëriñ askan wi donc bokk na ci poste yi nga xamante ni dañ ko waroon a mën a supprimer moom ci boppam ñu proposer ko poste boobu noonu mu ñëw mu jël ko te bi mu ko jëlee aussi jéem a wut ay justification wane que ni poste la bu nga xamante ni si jamono ji ñu toll ak Covid 19 bi ni mu mel donc suñu réew mi dafa soxla poste bu nu mel mu mel ni suñu politiciens yi seen wax ci tey ak seen jëfi tey day waroo trop am na benn pas sax bu doon taquiner Macky Sall ne Abdoulaye Wade da doon clignoter gauche jàdd droite mais nee na Macky Sall moom day clignoter gauche clignoter droite jékki-jékki taxaw doon nu muy def donc nit la boo xamante ni mënoo ko mesurer mënoo xam ci lan lay xalaat mais boo xoolee dafa mel ni en réalité suñu politiciens yëpp ñoo ni mel rare na nga gis politicien bu nga xamante ni dalay wax lu nga xamante ni moom lay jëfee wala mu jëfee c'est as tuut boo xoolee depuis nomination Idrissa Seck bi li nga xamante ni moom lañ ko jot a génneel ci ay vidéo et cetera loolu jàpp naa ne. vaar bi ñu ko yóbbu. képp kuy politicien jàpp naa ne war nga mën nga moytu mais dafa tax nag. opposition bi amaat beneen recomposition léegi nii moom mënoo nekk au pouvoir ba pare na yaay chef de l'opposition donc actuellement nii moom c'est très clair que ni bu dee si élection yi ñu génnoon lañ doon natt kan mooy chef de l'opposition c'est clair que ni léegi Ousmane Sonko moom mooy chef de l'opposition ba léegi nag kenn dëggagu ko mu wax donc am na lu nga xamante ni mu ngi koy préparer nañu moytandiku sorte bi nga xamante ni moom mu ngi koy waaj a def alors man nag bokkuma si ñi nga xamante ni dañu jàpp ne benn opposant rek moo fi nekk muy Ousmane Sonko mais am na yeneen opposant yu mag yu nga xamante ni mais est-ce que du limu leen gën a fës moo tax ñu yaakaar justement fa laa bëgg ñëwee bokk na si ñi nga xamante ni ñoo gën a fës si opposants yi mais kenn ku si nekk mos naa la ko wax ci benn analyse sa stratégie ak sa mbir ni nga koy doxalee parce que man jàpp ma ni wax mën naa gën a rëy lu mel ni protocole de l'Élysée donc ba léegi damay am problème ci bu ma gisee yenn journalistes yi wala yenn activistes yi mais téere boobu tey jii protocole de l'Élysée bu Thierno Alassane Sall bi nga wax est-ce que événement yi bàyyi ñu ko fi tamit d'accord moom si laa bëgg a ñëw parce que dafa am ay mbir yu nga xamante ni dañu koy remarquer ci par exemple ci livre boobu activistes yi nga xamante ni chaque jour ñu ngi xëy di xeex suñu pétrole nañu ko aar mën naa ko citer nommément Guy Marius Sagna alors du ma wax ne ma mosul lire livre bi non lire na livre bi te ba léegi mosoo dégg mu yey yàbbi ci wax te lépp lu nga xamante ni mu ngi koy xëy di ko kaas suba ba ngoon mu ngi ci livre bi donc dafa am yenn position wala yenn stratégie yu nga xam ne wala yenn activistes yi wala yenn nit yi bu ñu la bëggee jox benn aura bi donc forcément da nga koy am mais bu fekkee da nga nekk nit ku dëgg te jub bu baax ci réew mi daanaka pour gars yi wax ci
ci yow wala ñuy wax ci say jëf day xaw a. mais moom tamit est-ce que génnewul livre est-ce que Thierno Alassane est-ce que génnewul livre rek daal di croiser bras yi toog jàpp ñàmbur loolu tamit est-ce que du erreur. waaw bon parce que mos nañu ci wax ci benn point de la bon ci benn Actu 24. ne pourquoi mu génne livre bi depuis boobu ba léegi deful cérémonie de dédicace et cetera. peut-être raison yi moom moo koy xam mais jàpp naa ne du yàgg dara dina jublu wax lan mooy téere bi lan moo ko sookee ak point bu ne sujet bu ne lan la ci traité léegi nag su ko defee li ci des moom day des ci askan wi ba nga xamante ni ñoom ñooy xool nan la ñuy jàppee téere boobu et que moom tamit su dee bëgg na jëmalaat boppam ci politique parce que nag ku waxul dëgg wax fenn bokk na ci rare politiciens yi nga xamante ni liñ lay wax loolu la ñuy jëfee te loolu mooy li nga xamante ni moom moo rare et politiquement parlant boo koy def pour nga am benn popularité bi day xaw a metti alors jàpp naa ne moom bu fekkee ne politiquement parlant war na mën a bëgg na ñëwaat jot na parce que nag dëkk ba mu dëkk muy Thiès actuellement ni bu munti ubbeeku na parce que actuellement damu Idrissa Seck ci wetu Macky Sall opportunité la ci moom ngir mu gën a jaajuwaat ñëw wax ak mais du yomb tamit ci moom Thiès parce que déjà gis nañ APR ni mu commencé woon di am doole ci kaw Idrissa Seck donc Idrissa Seck bu demee ànd ak APR day wane ne kon Thiès moom mokk na fi ñu toll nii mboq lay doon loolu mooy moom du yomb moom fa dara non du yomb mais loolu moo war a tax moom mu jàjjuwaat nag dem ci base bi def aussi ni politiciens yi di def parce que boo nekkee ci mbir da nga ci tax rëpp ku bëgg akra moom da ngay ñemekaane donc moom tamit il faudra mu commencer nag jël ci caay-caayu politique yi nga xamante ni moom la gars yi di def ci galgal yi mu wàcc sur le terrain ma nga xamante ni dina mën a convaincre nit ñu bëri ci idéologie ak fi nga xamante ni moom à part moom beneen mbir bi mooy ci gouvernement bu bees bi la ñu ñëw ba léegi boo xoolee ñu gars yi doon xeex peut-être depuis 93 ba léegi ci gouvernement bii ñu gis moom moo fi nekk parce que ñi nga xamante ni ñoo doon gouverner depuis 93 wala lu ko weesu ba léegi ñoom ñoo nekk ci gouvernement bi parce que ay nitu démb la rek boo xoolee ñi si xaw a bees te ñu génne leen mooy ñi nga tudd Amadou Ba Aly Ngouille Ndiaye Mimi Touré et cetera ñoom ñoo nekkoon vraiment des novices en politique te bokkoon ci ñi nga xamante ni ñu ngi woon ci gouvernement Macky Sall bi mais à part loolu ñi fi des yëpp kanam yu ñu yàgg min la ci politique ñu nekkoon PS mujjee di randatiku ba yegg si tey ñoom ñoo nekkaat ci nguur gi donc ça veut dire que ni donc ñooñu mënuñu wax ne dañu changer donc ñooñu ñoom ñoo créé système bi ñoo nekkoon au cœur du système à un moment donné ñu génn système bi ba tey ñu ñëwaat ci système bi donc képp ku nga xamante ni yaa ngi xeex système bi jàpp naa ne tey jii la sax xeex bi war a gën a nga war a gën a farlu ci xeex bi nga war a gën a jàjjuwaat taxaw tem xam na ne nag réew mii nii gars yi ñu ngi koy pasare donc di li nga xamante ni gars yi ñu ngi koy wax suñu pétrole beeg suñu zircon beeg or beeg nangam sangam loolu moom lu am la beneen bi may bëgg a daanale damay gis suñu benn naataango mu wax ay révélation yu doy waar entre Idriss Seck ak Macky Sall et man mën naa ci aussi am lu ma ci xam lu nga xamante ni mën naa ko confirmer mooy en 2012 même bi nga xamante ni proposé nañ Idriss Seck poste mu bañ ko jël mais nekkul woon fenn mais mu ngi doon jot salaire am mu ngi jot xaalis mais li graaw ci loolu mooy somme bi nga xamante ni moom la suñu naataango bi révélé que ni moom la Idrissa Seck doon jot weer wu ne mais somme boobu noonu sa waay ku ñu ko coupé ku ñu téye ab diir na duñ la ko jox 30 millions de francs CFA par mois ñu di la ko jox loolu lu dégg dayo la donc Idrissa Seck à un moment donné amatul woon beneen choix pour survivre lu dul ñëwaat féetee ak Macky Sall mais na fàttaliku jam-jamam ya nga xamante ni amoon na comme entre moom ak Abdoulaye Wade dem dikkam bi va-et-vient yi la mu ko juraloon. Aliou yaa ngi woon ci opposition bi nga cité si ku mel ni Thierno Alassane Sall wax changement yi am nii lan la ko mën a jural ak naka la war a taxawee Thiès mu mel ni moom dong nekkul ci kujje gi am na ñeneen ñu fa nekk. waaw kujje gi boo xoolee dafa am beneen recomposition bu bees fi mu toll nii. parce que sànq ñu ngi doon énumérer que ni Mimi Touré forcément léegi day bokk ci kujje gi mais nañu xaarandi également Aly Ngouille Ndiaye ak Amadou Ba ñoom it wàlli ci langue googu parce que politique moom saa su changement amee rek mu defaat recomposition mais sànq wax nañu ne mënoo nekk ci nguur gi ba pare bokk ci opposition bi donc léegi leer na ci bopp ñëpp que ni Ousmane Sonko moom mooy chef de l'opposition donc statut boobu noonu bu dee bu ñu génnee élection yi si noonu lañ koy liwee ba taxoon jox ko Idrissa Seck moom ki si topp léegi moom mooy ki nga xam ne moom mooy Ousmane Sonko mais nag bu dee ñoom it li ñuy woote dëgg la bu fekkee ni démocratie ak politique bu sell boobu ñuy woote loolu dëgg la nañu ko jox cëram boobu
nañu ko jox gëddam boobu jox ko statut de chef de l'opposition parce que nag moom ne woon na bëgg ko moom ne woon na soxlawu ko mais lu bokk ci constitution bi la donc lu mu cër la bu mu war a jox mu ngi mel ni tey ñu fal ko président mu ne bëggul nekk président te constitution bi fal ko donc dafay. mais tey jii xam nga constitution bu nekk ki ñëw deuxième la ci élection présidentielle Idriss Seck lay doon parce que ba léegi Idi moo jël deuxième. te defagul fusion bien vrai que jël na institution. mais mu ngi ci pouvoir bi parce que. ñaar yi rek moo fi am soit nga féete ci kujje gi wala nga nekk ci pouvoir bi. boo nekkee ci pouvoir bi nekkoo ci kujje gi te quand on parle d'opposition mooy que ni bokkoo ci pouvoir bi. actuellement nii ak lu mënti xew Idrissa Seck ak ñoñam ils sont contents du bilan de Macky Sall nga xamante ni def na ko ci deuxième mandat donc amul lenn loo xamante ni mën nañu ko wax maintenant wax nga tout à l'heure que ni est-ce que nekkul na ñoom dañuy def ay schéma daf ko bëgg a tayle réew mi wala et cetera mais effectivement lu ñu mën a jàpp la parce que boo xoolee li nga xamante ni mooy mathématiques yi wala boog ñu dem delluwaat un peu tout petit peu en arrière ci théorie yi nga xamante ni maître Abdoulaye Wade daf ko yàggoon bëgg ba mu yéegee ne moom dafa bëgg waa PDS libéraux yi daf fi 50 ans alors boo xoolee ci logique boobu ñoom si la ñu nekk ba léegi mais bu ñu fàtte ne Idrissa Seck comme Karim Wade comme Macky Sall ñoom ñëpp ay libéraux la ñu ay doomu Abdoulaye Wade la ñu donc comme ni ko gars yi di waxee sax kii doomu gaño la kii taawam kii doomam ju mu gën a bëgg et cetera ak lu ci mënti doon daal mooy que ni même famille bi la ak famille boobu noonu borom kër gi bëggoon ñoom ñu def fi 50 ans te ba léegi ñoom ñoo fi nekk bu ñu retourné waatee gis na tey ñu ngi def ay schéma yi ay mathématiques yi nga xamante ni xel mën na ci mën a tey war na mën a tax nag askan wi ñoom it jàng ci lu bëri mais bu ñu fàtte ni Sénégal moom du seen bong wala seen ci lu nga xamante ni ku leen neexal yàkkal waaw ku leen neexul duñ ko yàkkal ndax politique moom mooy ki nga xamante ni moom moo war a nekkal. am na keneen tamit ku ñuy jàpp ne ku jar a sóor la mooy Khalifa Sall parce que commencé waat na di wàcc ci terrain bi bien sûr di def ay sorteem mi ngi jógaat. mais bien sûr nit la bu nga xamante ni politiquement parlant fii ci réew mi dañ ko war a mën a bàyyi xel bu baax. doonte defal nañ ko ay galgal politique yu bëri te actuellement mu am demalante ak dikkalante aussi ak nguur ak buur ba nga xamante ni léegi côté casier judiciaire am ak yu mel noonu il faut mu am nu ci justice bi taxawee ngir mu mën a bokk ci élection yi ginnaaw bu loolu weesoo nit la bu nga xamante ni poids électoral bi nga xamante ni moom mu ngi koy peser actuellement ci Sénégal ñi nga xamante ni ñoo féete ci kujje gi alors néew na ku nga xamante ni mu ngi ko ci peser actuellement te moom pour mu ñëwaat wanewaat boppam dëggalaat boppam ci langue politique yi du nekk lu nga xamante ni day jafe parce que nekkul nit bu soxla benn tour nekkul nit bu nga xamante ni dafa soxla ñu ràññee ko nekkul nit bu nga xamante ni dafa soxla ñu def promotion am mais nit la bu nga xamante ni il suffit mu def benn discours ñaari discours ñetti discours ngir ñi nga xamante ni ñu ngi ko doon xawaas xelmati ne war nañ ko mën a fàtte sax mu ñëwaat te bu defee liggéey bi nga xamante ni moom moo war ci ni mu koy defee comme actuellement kenn ku si nekk ak say stratégie mu ngi recevoir ay groupement et cetera jàpp naa ne bu defee ñooñu def porte à porte ak ay tey débat et cetera donc mën na am dara léegi dañuy dellusiwaat ci gouvernement bi dafa am benn nomination boo xamante ne moom rek moo mel noonu ci gouvernement bi dañ koo tabb ñu xëy am ñu ne dañ ko tebbi parce que d'accord ci mi Antoine Félix Diome nekkoon agent judiciaire de l'État mu amoon taxawaay bu mu am ci procès Karim Wade bi am taxawaay bu mu amaat ci procès Khalifa Sall ñu jàpp nag bu ñu ko fa indee daanaka daal koo xamante ne nguur gi daal bras armé bu nguur gi la mais bien xam nga ministère de l'intérieur moom mosuñu fa teg ko nga xamante ni nekkul yow ak président bi da ngay wéy ci ay waawam daanaka boo xoolee ñi nga xamante ni ñoom ñoo fa jot a jaar ñëpp ñuy wéy ci waawu président de la république la ñu doon parce que dañu jàpp que ni mooy ministère bi nga xam ne moom mooy organiser élection yi ndonte ne nekkul loolu rek moo war a nekk liggéeyam mais dafa am liggéey taxawaay bu am solo bu nga xamante ni daf ci taxaw alors ku nga xamante ni xeex na ci ñu daaneel wala ñu condamné ay opposants ñooñu opposant bu ñu ñëwaatee di xeex ak patron am ban taxawaay la ci mën a am donc ñàkk neutre gi nga xamante ni ñàkk na ko neutre te mu nekk poste bu nga xamante ni nit ñi dañuy yàgg a wax na dañ ko war a jox nit bu nga xamante ni dafa neutre parce que élection yi nga xamante ni moom mooy koy organiser yooyu mooy tax ndonte nekkul loolu rek moo nekk liggéeyam moo tax bi ñu tabee Diome la voilà bi ñu ko tabee ñu bëri
jàpp que ni nit la bu nga xamante ni voilà bu ñu war a mën a dindi foofu la. beneen bi mooy que ni suñu dëkk bi nu mu composé woo ak ministère de l'intérieur taxawaay yi nga xamante ni war na ko mën a am ci këru diine yi ak yenn événement religieux yu nga xamante ni day am ci réew mi ndonte tur bi rek mooy handicap bi donc mais ndonte sax ni waaw nit ñi jàpp nañu ne jullit la murit saadeex la mais handicap la parce que mais tur bi nu mu nekkee handicap tur bi ci diine wax dëgg fa neex yàlla dafa nekkul discours bu nga xamante ni Félix defe naa am na Abdoulaye si biir waaw dafa nekkul tur bu nga xamante ni ab sëriñ daara da koy faral di jéem di bëgg di wax ci discours am donc loolu it handicap la ndax toog ak di def CRD ak ku mel noonu wala ngay def cérémonie officielle moom mu ñëw ñu ngi gërëm Antoine waaw waaye loolu du si dara tur kese la loolu du si dara mais bon gis-gisu société bi moom laa lay bëgg a wax ci yenn tur yi ndax sa yenn saa yi sax boo tuddee yenn tur yi ñu ne la xaram mu ngi mel ni tey Moustapha suma juumoon ba woowee la beneen tur bu nga xamante ni bokkul ak suñu diine l'islam daanaka da nga koy xaw a jàppee nu bëri mais daal li nga xamante ni moom moo war a mën a tax nit ñëpp yooxu ne waruñu ko fa tabb mooy ñàkk neutre gi nga xamante ni mosul ko neutre ci yenn dossiers yu nga xamante ni dossier politique la te ministère bi nga xamante ni moom la yor donc ministère bu am solo ci taxawaay yi nga xamante ni moom da koy am ci élection yi nga xamante ni day am ci réew mi yëpp. ok fi ñuy daanelee rek mooy ëllëgu parti réew mi ñëpp jàpp nañ ne donc dafa jam paaka ci biiram xaru na ñenn ñi jàpp ne déedéet calcul la boo xamante ne 2024 ñoom ñooy jot réew mi. ëllëgam lan la looy ci yaakaar. alors Idrissa Seck moom ci boppam boo xoolee ci bi mu génnee discours bi wax na ci nee na dañ ko yàgg a tàggee. waaw politique de politique. mais mu ngi door a nangu que ni cette fois-ci moom bu ñu ko tàggoo ci discours am boo koy jàngat mu ngi door a nangu que ni cette fois-ci moom il est mort politiquement. dinañ ko tàggeewaat. waaw xam na ne bu nangoo la nga xamante ne moom lañ koy proposé mooy que ni mooy la fin mais. boo xoolee moom dafa yàgg wax ne en 2022 dootul bokk ci élection bu dee dëggal na la mu wax ndonte mënuñu see sukkandiku parce que li mu wax yépp ak fi mu mujjee mënuñu wax ne wax yooyu noonu lu ñu mën a dañ koy teg fële rek parce que xam nañ ne moom dañ koy boole si ñi nga xamante ni suba aussi bu ñu gisee leneen duñu bett ci moom mais bu fekkee ne loolu lu dëggu la donc xam na ne en 2024 boo bokkatul élection donc mu ngi dem retraite politique et que pour mu dem retraite politique ak situation yi nga xamante ni moom la nekk il faut mu ñamaat nguur ba nga xamante ne buy dem aussi retraite politique mi di mais entre temps dafa sacrifier li nga xamante ni moom mooy parti parce que Déthié Fall yàgg na fi toog di wax it nguur gi fi nekk lu mel ni xeme te jàpp naa ne bokk na si ñi nga xamante ni tey accepté nañu aussi consultation yi nga xamante ni def nañ ko. même gisaguñ ko si gouvernement peut-être ñu gis ko si direction wala feneen. mais assemblée nationale bi nga xamante ni fa la nekk nañu jàpp que ni fan yi di ñëw dina am yeneen position ak yeneen mbir yu nga xamante ni dina am yeneen nit yu nga xamante ni ci réew mi la ñu nekk. te dinañ leen sédd loolu nga gën a yaakaar ci yeneen direction yi. ak loolu mooy tax ñi nga xamante ni ñooy bañkat yi nekkoon ci parti boobu ñoom ñëpp dañuy randatu dañuy tuxu donc loolu mooy wane que ni donc parti réew mi. mu ngi si dina yëngatu. waaw dina yëngatu bu baax. parce que ñenn ñi bu ñu cëroo ba noppi. ñeneen ñi si des moom dañuy tuxu. loolu moom ala kulli xaal. faw ñu siisu. ñu daanelee ci Omar Sarr rapidement Omar Sarr duggam ci biir gouvernement bi ndax jaroon na ko. bon yàqalu ko dara mais indilu ko dara. parce que Omar Sarr. bokk na ci rare politiciens yu nga xamante ni daanaka askan wi wegu leen bu baax ci ni ñuy doxee ci politique. mooy que ni à part Dagana ba nga xamante ni fa la dëkk di fa def politique ak nam fay defee politique raar na ci réew mi nga wax ab nit ba mu calculer ci ay analyse am wala ci ay waxam indi Ousmane Sarr. indi Omar Sarr. mais tamit nit la bu nga xamante ni yàgg nañ ko xam diggam ak Macky Sall moom it ci famille bi ñu wax tout à l'heure ci la bokk famille libérale bi la donc bu amee ay mathématiques yu nga xamante ni ñu ngi koy def ci famille boobu day am forcément calcul bi moom da ciy bokk jàpp naa ne donc ci calcul bi nga xamante ni ndax parti bi tamit du mor ne judd rek dem bokk ci gouvernement ndax loolu tamit ak na mu mujjee ak na mu génnee ni mu créé parti bi rek dem wuute ji ci Macky Sall et puis daf ko créé rek le lendemain nit ñi ne dafa am lu mu bëgg a négocier mu dem dugg si bon confirmer ko donc xam naa daal ci kanam tuuti dinañ ci gën a am lu leer bu fekkente ne commencé na nomination yi ci poste yi nga xam ne mooy PCA wala directeur général
du ñàkk ay bés yi di ñëw dinañ gën a am lu leer concernant reconfiguration bi nga xamante ne espace politique bi dina ko am. ma bàyyi la nga tàggatoo. waaw di waxaat encore une fois ñi nga xamante ni ñoom ñooy askan wi di ñi nga xamante ni ñoom ñoo moom réew mi ñu jàpp que ni Sénégal suñu Sénégal la ñun ñëpp kenn ku si nekk am na benn rôle bu nga xamante ni moom nga ci war a jouer ñi nga xamante ni ñoom ñooy def politique nañu ko def mais ñu def ko it ci anam bi gën a selle seeni choix nag ñoom ñoo ko xam jotuñoo wax nag ci li nga xamante ni xew na fële di Côte d'Ivoire. parce que maa ngi gis ne Alassane Ouattara moom troisième mandat battre na record réélection yëpp ci monde bi. parce que 94% moom. waaw loolu jàpp ma ni mais loolu aussi leçon la bu mag si ñi nga xamante ni ñoo nekk si dëndu Afrique bi et que ni askan wi gëmatuñ leen weguñu leen parce que bu ñu demee ba lànk na du ñu dem voté ji. ba yow say ñooñu rek ñoo dem voté. mais candidat yi mu ko seqaloon tamit ñoom daanaka dañoo bankoon seen i yoxo dañoo retiré wul seen candidature rek muy Pascal Affi N'Guessa di Bédié ñoom ñaar dañoo retiré wul rek waaye bokkuñu woon. waaw non finalement mooy li ma lay wax mooy que ni ñëpp dañu mujjee boycotté la. parce que lii moom boycotté la mooy affaire baa ngi noonu. comme yaa koy def lu la neexee mbir yaa ngi noonu demal def ci lu la neex. donc loolu it di leçon moo xamante ni nit ñi war nañ ko mën a jàng ak wax yu bëri yu nga xamante ni jot na ko wax que ni moom amul benn compte aussi bu muy rendre Ivoiriens yi bu dee am na compte bu muy rendre wala lenn lu mu war a defal keneen France rek lay doon muy war a kenn ne benn bor bu mu war a fay benn rek la mooy bu mu war a def France parce que France ñoo ko teel tànk ba mu doon li mu doon tey donc yooyu mu nekk ay jàngat yu bëri yu nga xamante ni ñun tamit Sénégal dañ ci war a tirer ay leçons que ni suñu gars yi ni ñu ñëwee ci pouvoir bi dafa bëri lu nga xamante ni daf ci làqu lu ñu ump et que tey jot na taxaw askan wi jàjjuwaat taxaw ba nga xamante ni li nga xamante ni moom mooy seeni réew ñu xool bu baax ñi nga xamante ni ñooñ lañ koy dénk te ñooñu it ñu dénk ko ñu am ngor gu toll ni saa su ñu amee nombre de mandats yi nga xamante ni moom moo fi am donc ñoom dinañ dem mais jàpp naa ne ci réew mi ak réélection Ouattara ak Alpha Condé mën naa yëngalaat réew mi ndax foo jaar mathématique wala calcul politique yi ci néew mu commencé waat soppeeku ndax bu dee Macky Sall it si ay calculam jàpp na ne war naa mën a dem dikkaat wut ku mu tay la réew mi ba tax mu indi Idrissa Seck defaat mais jàpp naa ne ci fan yi di ñëw dina am ñeneen ñu ko wax lu contraire ba dina jéem a am neneen nu mu doxalee te bu boobaa it le grand perdant moom mooy Idrissa Seck. mi ngi noonu li duuf ci nag li xajul ci cin li comme ni ñu koy faral di waxee waroon nañ fi dem Côte d'Ivoire même Guinée sax waroon nañ ko tudd mais xam nga rek parfois temps bi daf ñuy njëtt surtout ak actualité bi nga xamante ne gouvernement moom loo ci wax du doy parce que benn ministre bu nekk rek mën na def benn plateau. waaw benn nomination bu nekk ak benn sortie bu nekk rek mënoon nañ ci wax fii ba suba. ñu leen di jaajëfal di ko jaajëfal moom Aliou Top di am mbégte rek à chaque fois di ànd ak moom ñuy waxtaanee lépp loo xamante ne actualité la rawatina actualité politique mu ñu koy faram fàcceel di ñu ci leeral ci ay points yu bëri Libaas Mbaye moo nekkoon ci caméra yi jàngeen jëf ba semaine prochaine incha allah. ku ne xam ne ne yàlla daa bind te yemalewul am na ñu matal am ñu matlewul waaye ba mottali amee ba léegi kenn sonnatul buur kattan di produit 100% naturel sans effet secondaire ñu defare ko li nga xamante ni moo di petit cola bisaab ak jinjeer ñoo ngi jàppale leen ci seen wàllu kattan ak seen wàllu wërgu-yaram bu nekk jar na fi nguur ak keng ba ci kikirikiij waaye bii mooy seen buur di buur kattan ballonnement moo ci mën constipation faiblesse sexuelle diabète sinusite éjaculation précoce di joxe appétit sexuel teg ci itam day raxas sa biir ba mu set wecc wooteel gaaw ci 77 413 59 24 77 413 59 24 xar yëpp xar lañ waaye laadum da ciy gën te bu ñu nee góor ngóoraa tax. Vous êtes témoin d'un événement où vous avez des informations d'intérêt national, vous pouvez filmer et envoyer par email à info-sunugal@gmail.com ou contacter le 78 140 56 56 disponible sur WhatsApp. moo xam da nga fekkee xew-xew moo xam da nga am information boo xam ne da nga bëgg ñëpp jot ci ni ngay def yomb na yónnee ñu ko sunu adresse mail bii di info-sunugal@gmail.com wala nga woo ñu su numéro 78 140 56 56 mbaa nga yónnee ñu ko WhatsApp ci boobilee numéro boo ko defee àddina bi yëpp dinañ ci jot Sunugal 24 yéen nañ fi nekkal.